Teuss ci Zik FM di journalu faits divers yi. suba su ne 8h30 jotee altine ba àjjuma Teuss di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. Teuss di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeurs. Teuss ak Ahmed Aïdara. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. alaaj nag tey dañoo am gande. waaw waaye moo tax bu taalee ndékki lu baax de. waaw. waaw Chimère. tey de. Chimère bu dañ koy ganale Chimère mooy borom studio bi nag de. wax dëgg yàlla gan dañ koy ganale de. waaw ñun de waaw Chimère moo war a régler ji ndékki loolu. en tout cas moom sax waru fee dugg moom tey dañu sax Siré si alaaji. borom analyse yu. macha allah pertinente yi ci kaw télé bi. Sen TV wallaay. waaw tey nag moom lañ indaale ci Teuss bi. di président wu Think Tank. Think Tank Africa World. waaye Think Tank. voilà. Think Tank. tout à fait. Think Tank. tout à fait genre institut de recherche la. voilà di yëngu ci wàllum politique ak économie fii ci biir Afrique. géopolitique ak. waaw waaye moo tax analyse yi kay. macha allah de Siré de. léegi nag. tey alaaji. l'affaire Sonko. mooy Teuss wi. Teuss wi ay sàcc lañ fi wax yenn saay ay viol. dóor nit mu dee. diw dafa jóge ci kaw daanu. diw oto ba ko mbëkkee dafa daw. kon coow lii Teuss la. waaw. xam naa ne nag ñamu laal. ba yëngal réew mi. waaye ñooñu dañ ji ay punkal. dégg nga. ñamul laal ba yëngal réew mi. voilà moo tax dañ naan lu yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole. dégg nga doon léegi nag tey moom la ñu ñëw nii am ci bagage yenn yoo xam ne nit ñi xam nañ ko ak yeneen i bagage yoo xam ne nit ñi xamuñu ko. ñu nit ay journaliste lañu alaaji dañuy enquête ak war a dugg fa ne. càmbar waaw ay ëllëgu Ousmane Sonko ci wàllum politique ak yeneen i bagage analysé alaaji. ñu bàyyi kook Siré si Malick. deuxième partie bi nag sénégalais yi tamit alaaji ku nekk ngi wax. bu ko defee fii c'est la démocratie rajo bi ñëpp la fi nekkal. sénégalais ku ci ne wax yow lii noo ko gisee. ci 88 628 89 90. du noonu. Teuss tey bi daal xam naa ne daal lii la Teuss la kon Teuss yi day am communiqué. te Expresso moo leen ko may. Teuss la daal Teuss bi tey Ousmane Camara nee na daa réer les carte d'identité 87 la juddu 5 décembre ca Dougar. démb waaw ci benn Tata 58 bi. carte gab ba waa ku ko gis na nga woote ci 77 353 88 18. voilà Las Badiane merci beaucoup jërëjëf gis nga di alaaji sama revue de presse bi tey njuumte gi xalifa général ko Murid Sëñ Muntaxa wax naa ñaari yoon Sëriñ Sidi Maxtaar yàlla na yàlla yokk leeram amiin yaa rabbal aalamiin waaye noonu la woykat boobu moom nee na kenn doo nga dul juum yàlla doo nga dul juum waaw kay waay da ciy jégalu bu wér waaw di siyaare Sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér amiin yaa Sidi rabbal Maxtaar it yàlla yokk leeram xale ko ci àjjana yu gën a kawe bi di jaay Sidi yu salaam cheikh mii nag alaaji nee na ay papier la réerle ci man bind mi ne xanaa Sonko moo bindaat lii diggante ak Liberté 6 ko gis daal na nga woote ci 77 477 69 38 xaw ma Cheikh nan bind mi leeru kii moom mi ngi tudd Maam Cheikh Sey daa fàtte nag ki benn taxi ay pièces otom DK 50 42 AX voilà foire ak ku ko gis daal na nga woote ci 77 907 06 65 Uli Cissé nee na daa réerle porte-monnaie bu def nag pièce am yëpp carte d'identité inscription Cheikh Anta Diop université Cheikh Anta Diop booru 16h UCAD ak Grand Dakar ko gis na nga woote ci 77 201 18 04. voilà Alaaji waaw waa ci loo ne
xanaa tës rek. alaaj nag tey dañoo am nga ne na nga lijjanti na nga lijjanti ndekki de. waaw yow indil ma beñe bi. alaaj beñe. non alaaj. waaye ab si yéen nag alaaj ab si yéen bañu lu bari de ci lekk. si Malick nag doo ko jox beñe nag. ab si yéen lu mu am jël nag de. alaaj si Malick nag doo ko jox beñe nag doo ko teralee beñe de du fi xew. kon toogal noonu xaaral ma commandé monsieur Bob. kii nee na ca Tëngéej la réer les portefeuille am carte d'identité ci nekk ak permis. carte bancaire BOA ak UBA ku ko gis nag da nga woo Mor Mbaye ca 77 650 08 56 sama rakk ji nag Ibrahima maa ngi lay siyaar di la nuyu. Kor Salé ngi noonu. waaw kay police yi nee na daa réer porte-monnaie bu def nag ay pièces carte d'identité carte étudiant certificat d'inscription université ak 15 000 francs képp koo xam ne gis na ko daal woote nag ci 78 286 09 34. waaw kay Omar Youm maa ngi lay nuyu du ministre Omar Youm di doomu Mari Joon la Fatou Joon njaareem ministre Omar Youm laa ko tegoon sax. waa Kolda ñu ngi déglu tonton Ablaye waa Kolda nee nañ rajo ba leer na fa nañ. tonton Ablaye Souare nuyul ma sama tante Aïda bu baax a baax. waaw kay nee nañ leer na nañ ñu zig foofu. jërëjëf nuyu nañ ko bu baax. voilà waaw Cheikh Mbacke ngi noonu sama waa ji maa ngi lay Bousso Ndiaye maa ngi lay siyaar yow ko dama laa ñemee bàyyi. Bijou Gueye bu Mbaye Dieye EMG. joyeux anniversaire Diouf waaye yow kii Fari Dieng mi nekkoon Seneweb ay temps. Fari Dieng waaw nee na ngoon gi léegi lay am temps di déglu tës bi. te nee na suñu waxtaan wi. alaaji moo ko gën a neex sax éléments yi ñuy teg. waaw nee na nga bàyyi ci xel dégg nga. boobu chimère koy dagg de. du moom dong nag. chimère yaa koy dagg de chimère yow la. chimère nee na 15 minutes la am. du moom dong nag du moom dong nag. chimère yaa koy dagg de. du moom dong nag. waaw waxtaan woowu moom. sama day loolu la wax de nee na daal. waaw sëñ Jili maa ngi siyaar waay Jili Mbay waaw kii nee na alaaj dafa fàtte benn sac. ca benn loowu 9 tissu la. ci benn taxi cité Doudou Bass. doon dem na croisement 22. waaw taximan bi nag ñu ngi dëkk Yoof. waaw képp koo xam ne daal gis na ko na woote ci 76 294 16 06. da koy indi sama doom. mu mbokkum lébu la. waaw jaajëf waay voilà Mor Mbaye Cissé correspondant régional source A Diourbel mi ngi bëggee. Mor Mbaye Cissé waaw ñu ngi koy siyaar di ko nuyu bu baax a baax. ku gis benn pochette tamit ci turu Maymouna Ba. na woote ci 77 374 34 03. Dig Matar maa ngi lay siyaar di la nuyu bu wér. voilà léegi alaaji. xoolal ku doot kii jabu naan ma ni looloo may dal yenn saay yow dimbali ma. xale yu ndaw di jàmbat ni ay meer. te kat alaaji ñi nga gis ñuy wax ni. dañoo bëgg a déglu tës nag. yow waaw nañ dem toog. day caaxaan. ay xale yu ndaw. dañoo bëgg a déglu tës nag. ay Ibataal sama rakk jaa ngi noonu. waaye maa ngi koy siyaare waaw Ibataal waaw sama rakk ji. waaw sama yaay nag maa ngi koy siyaare nogay béy waaw kay. yaayu Fatima Ndiaye waa. lay li communiqué la. lii passe bu fees del. waaye du communiqué. gaawal de teg ko ci wetu siyeen bi teg ko ci kanamu siyeen bi comme ça siyeen bi xam si nag ñun fii dañoo relaxé de. fii dañuy wax di lekk ay beñe. moo tax nanguwuñu kenn filmé ñu. déedéet. tës ñu nee nañu dañuy joxe ay cadeau Saint-Valentin pour tey. love show bi samedi 21h ak Wally Seck dañuy joxe cadeau. suba la show bi ak Wally. waaw. ci Sen TV. moo tax tey nag ci tës bi nag dañuy joxe ay cadeau ngir waajal nag show Wally bi suba. waaw. tey jii nag suba la 21h30 Wally Seck Sen TV bu ko kenn rate. ñi bëggante ku nekk teg sa waay seetaan ko 5 par 350 millilitres ci fois 12 bu OCO nañ ko maye. ak benn coffret parfum Love Me. daañu maye tamit ci tës bi tey benn coffret parfum plaisir Homme Tech cosmétique. daañu maye tey ci tës bi benn pack lait de corps U Perfect bu Uniparco. daañu maye tey ci tës bi benn pack maquillage bu Cosmakeup. daañu maye tey ci tës bi benn soin du visage VIP hair bu Ndey Kumba sama xarit moo koy maye. daañu maye tey ci tës bi nga bëggoon a livroo sa baay da ko sama xarit bi Ndey Kumba VIP hair benn pack cuuraay. fii la nekk nii ci Liberté sama xarit la.
benn pack cuuraay bu boutique olfactif bu Tabou Racine 10 rue angle Assane Ndoye la nekk benn carton d'huile Jador ak ABC compagnie bu Aziz Ndiaye daanu ko may nag fii ak feewu émission bi la ñuy may loolu lépp bu soobee suñu borom ginnaaw bi nag suba moom Sen TV dina maye ay kalpeeg yeneen yu ni mel ay ndox ak yeneen ay smartphone ba ci bag or sax dinañ ko may ak bijouterie La Solution kon nag xaar leen tey fii ci tës bi ñu may leen loolee nga xam ni wax naa ko en attendant suba ñuy ñëw yokk suñu doole incha allah Wally Ballago Seck. wuy ma dee ko liir ci biir tës bi dégg nga. waaw naa ko liir bi ci kanamee. waaye Khadiba parce que Siré tax buñ ci paree ci kanam Siré. président de ñu liiraat ko. ACT Khadiba Aslem Paris. Khadiba ndey question bi nga posé ma. ah bon. waaye Siré dina ko tontu. publical ma ko ñu public ko. non dafa ne topp gi lu tax léegi ñu procureur di wër X. ala xam. ma ne ko kooku kii dina la tontu. kii dina la tontu Siré ki tontu. Siré dina la tontu léegi alaaji. Ndey Diop. kii nee na ma célibataire nu ñuy def. ñaari gani laa dem ngeen toog. xoyul doom naan ko. ku ko gis na nga woote ci 77 148 06 58 waa kii nii di bind communiqué na ko ba ku ñëw ne ko ñoom sama bopp. Jules Mbow Sénégal 7. nga ne loo bëgg yow parfum acca nga waxal ak Mantulaay alaaji. lak ko lañ waaye alaaji. gis nga invité ñi invité fii ci rajo bi. waaw. bu ñu ñàkkee argument Siré. nañ bàyyi di ko wéer chroniqueurs yi ak di ko wéer journalistes yi. bu ñu la déminé rek nga këpp ko ci kaw nit ñi. police bi effectivement biñ ko dóoree xeer dane mbàpp. benn waaye nee na ma léeg-léeg sa waaye nga ni ci ñii ñooy ruux justice bi. di leen instrumentaliser. waaw lan mooy ndeyuk ñu waa sëñ bi yooyu moom est-ce que duñ ko dindi ma ne leen man olof laay làkk. dañ ma ne Fabrice Ngema mooy def revue de presse français. maay def revue de presse olof. dégg nga. ñun duñu ay tubaab te duñu ay tubaab yi ñuul. olof lan nu wax yenn mots yi may wax nii sax naan instrumentalisation de la justice ñàkk pexe la waaye waruma koo wax. olof laay wax. gone gii lii mu def lëfa. ñu ne de dégg nga. olof laay làkk. police bi alaaji. bañ ko dóoree daa tombe. tombe tubaab la dane mbàpp. xanaa xamoo daano yi dañoo bëri te wuute am na ñuy tërëf ba yegg suuf. am na ñoo xam ne alaaj boo leen dóoree dañ naan mbàpp. maanaam jóge ci kaw rot. waaw. dégg nga tëmb. bip te bouge woo maanaam mandi woo. gay woo da ngay jàpp rek ne mbàpp. police bi dane mbàpp. mbàpp ak bip. waaw Zator Mbaye nag bu dee yow am tubaab nga ba nga naan bu doon seeni bàyyi doo leen ko waxee noonu ñu ne suñuy bàyyi alaaji duñu leen defloo yenn yi wala ñu am yenn at yi ñu continuer di leen defloo ay sale boulot. dégg nga loolu. ba xeer di leen ca fekk ñu naan mbàpp. dégg nga. buñ ko naroon def ñi seeni doom. ñoo leen di wax ne leen am ngeen juróom-ñetti fukki at ak nangam papa. duñ ko nangu ëtt wi génn ko. duñ ko nangu. lu ko mooy danañ la yablu wala dóor la xeer nga ni mbàpp. waaw bu ñu leen déminee ci débat nag ñu soppi ko journaliste wala chroniqueurs yi di leen saaga. Zator nag man yàlla daa dogal ne sax damaa am ci moom cofeel ak lu sànge. suñ bëggee dara ci Moustapha Niasse ak yooyu dañ koy woo. waaw doo ñu booleeg paa bi ngeen interview wala doo ñu booleeg paa bi nangam sangam. moom Zator. moo tax mbir mi du ma ca xóot. waaye daal xam naa ni daal élimantu ñu gàggante ko yàqul julli du noonu. ndax man Zator Mbaye àdduna du yàgg ba ma toog ci télé naan ko bu doon sa baay la wala bu doon sa ndey la parce que man. doonte ragaloo nag. déedéet ragaluma waaye politiciens yi da nga ci am ay xarit. dafa laaj ñu préciser ko. du dëgg da nga ci am ay xarit fii laay toog ci rajo bi naan Mame Mbaye Niang sama xarit la. déggoo ma de. fii laay toog ci rajo bi naan diw sama xarit la diw sama xarit la. noonu laa assumé tey ne man dama am lu ma lié ak Zator Mbaye kon bu toogee ci télé naan kuy def revue de presse seen télé bi fii ko fi def. yow du man a. yow. ku wax mbàpp ji. ku wax mbàpp ji du man. yow bu doon sa baay mu wax ma ko. nga baal ko rek. waaw moo tax man du ma xuus di balaa gaa yi naan Ahmed dérapé na. du ma dérapé bu may dérapé ma dérapé ci ñeneen waaye du doon Zator. ndax bu dee benn fan sax
rendre na ma ko service. doo ñu waxal paa bi ne ko. te wax na ko waaye même bu dee liñ bëggoon amuñu ko. du noonu. waaye jéem la ndax man. kon nag man loolu rek laay xool. dégg nga loolu alaaj. waaw mais nag dañuy rafetal kàddu yi de. et puis foog ñu bàyyi di wax ni. télé boo dem am na fukki chroniqueur am na ñaar fukki chroniqueur Siré. ku am bac plus 7. bac plus 7. ci benn domaine. waroo caa mën a wax lu ñu dul dindi. koo xam ne l'an 2000 nga commencé def journalisme stage. l'an 2000 ba l'an 2021 bac plus 7 wuuti bac plus 8 la. bu fekkee da nga ko xool ci xale bu dugg école di jàng. 6 ans yi muy def primaire. 4 ans yi muy def moyenne ñetti at yi muy def secondaire am baccalauréat dugg université bac plus 7 bac plus 8 la. loolu ku ci nekk ci wàllu présentation. wala ngay def revue de presse. chaque jour nga lire minimum fukki journaux. chaque jour nga jàllale au moins 30 éléments ci journal yu bokkul rajo comme télé. te amoo expérience mënoo analyser mënoo topp situation politique mënoo cee wax lu kenn dul dundi bu yóbboo nga damm sa xalima te jaay nen. Zator bu wuñ ko wooyee ci débat politique moom ak keneen ku mel ni moom ñu am sañ-sañu wuy ji nañu wax ban école la ñu génne ñoom politique. dañ ci yàgg donc di ko pratiquer di ànd ak Moustapha Niasse di def ay ndaje dem ay réunion politique ñu dugal leen liste assemblée nationale ñu sànnante ay xeer. et pourtant bu ñu leen nee homme politique dañuy nangu. bu ñu leen nee député dañuy nangu. et du ñu nangu nit ku def 20 ans d'expérience. ëllëg mu nekk ci moom expert di ci wax xalaatam di ci jàngat te bu dul loolu sax journaliste bi def 5 ans. jàppandal nañ ko mu def éditorial mu def chronique mu def analyse mu def yooyu nga xam ni métier bi daf ko jàppandalal. te yoon du ko ci topp. bu fekkee lalu ci diffamation. dañ bàyyi seen caaxaan yooyu ñun ñii muy man muy Ahmed ku nekk làq nga say ñeen fukki at. dootuñu booyu kenn parce que wóorul ba xam daañu dundoon la ñu dundaatu wala déet lu ñu wax ci métier bi ci situation politique bu Sénégal ak économique ak koom-koom kenn du ko dindi ndax jombati nañoo fen waaye nag duñu féete ñoom mukk ndax ñun suñu li ñuy choisir mooy féete ak askan wi waaw kay ba ca kanam. jërëjëf Alaaji kii nag moom papa mi ngi tudd Alpha Diallo yaayam Fatmata Diallo moom Serif Diallo toll ci juróom-ñeenti at moom nag nii ñuy àddoo ma nga Géejawaay ca centre yaakaaru Guney. waaw centre yaakaaru gune yi bu dee seen waa kër ñu ngi koy dégg nag Aline Mbaye moom Moussa Mbaye moo ñu ko daal di nag yónnee. léegi kii nu mu tuddati Siré. waaw sëñ Ahmed. léegi nag ñu dugg tey ci tës wi njiital Pastef moom Ousmane Sonko dafa am genn gone. goo xam ne neen da koo siif ba muy ñeenti yoon di ko tiimale pistolet. oui. te du noonu la. waaw léegi nag. ca guddi ga mbir yi déclenché alaaji. Pape Alé am na lu mu ci cos démb. xëy na loolu mu jógee ci côté takk der ya waaye man moom ci côté kër docteur. oui. dégg nga loolu. xale bii di Adji Sarr. Saara Munda. siiw lool waaw. dañ ne moom masseuse la day maase. mais nee nañ fi mu nekkoon di fa liggéeyee. daa nëbboon patronam ne amoon na beneen liggéey. ndax aji ndekete nee nañu da doon tamit dafa nekk ci salon de couture. di ñëw. day ñëw waaw salon de couture bi. ku tudd madame Talla ko moom. ah bon. mu fay liggéey. salon ba nekk wetu kër Maodo Malick Mbaye anamu coalition Benno Bokk Yaakaar xale bi nag bu fa ñëwaan foofu lay toog naan leen maay maase Ousmane Sonko di waxtaan ñu ne foofu nag la doomu jarbaat la neveu Maodo Malick Mbaye di ko déggee ba ñu ne yéggee ko seen waa kër bonjour les dégâts dégg nga loolu bu baax yow damay ñëw ci kër docteur ni mais fi mbir mi commencé nekk nooy yëtu moo sax donc moom bokkut ak salon de massage bi am na beneen liggéey. déedéet beneen day def sa mooy ñaw boobu fa la xamante. neveu boobu ñuy tudd ci tur bi. voilà mooy Sidi. dégg nga loolu. Sidi Ahmed Mbaye. Sidi Ahmed Mbaye. ñu continuer. ba mbir ma amee nag
ba mu dem gendarmerie. gendarmerie dañ ko ne. il faut nga dem wuti certificat médical. C'était le 3 février. 16h15. Réquisition bi numéro 91 2 bu section de recherche. 3 février 2021. laaj nga mooy bay xel. waaw yow laaj damaa noo yeeti. réew mi kenn nooyul nag. damaa noo yeeti bëggee dégg dëgg. Adji Sarr. moom saaga mbir na. waaw. ba muy ñibbi. mbir mi dafa guddi. ba muy génn. daa guddi. daa guddi waaw. mais nee nañ. bi Ousmane ñëwee. moom. làkk na commenceuse bi séeréer. xale bu jigéen bi. waaw. mooy personne mais c'est toujours te kenn waraguma ko. muy deuxième ba fa nekk. ne ko saal ba deux lañ. ne ko waaw. fexeel ba kii. bu ko woon ne ko yow xam nga ko. xam nga am na ñoo xam ne bu ñu gisee Mansour Diop ne Mansour. fekk Mansour doon sàkketu foog ne kii xamuma. waaw. soo tëbee. xëy na li nga bëgg a def yàqu. waaw. mu ni ko. xam nga li ma la. mu ne ko. bu ko wan mukk ne ko xam nga ko. dégg nga loolu. yaa ngi teewlu bu baax. problème yaa ngay démarrer nag de. sa casque dafa am problème. non reste calme rek. problème yaa ngay démarrer nag de. refi nandite rek. noonu ko làkkee. refi nandite. bata andee. andaanoo. yow nekkal nandite. kii bu mu xam ne. yow xam nga ko. xam merci. non je t'adore. barke rasulillahi. dégg nga loolu. waaw. ba muy ñibbi nag. nee nañ patronam bi. nee na ko guddi gi foo jëm. mu ne ko man benn jakarta. dégg nga benn jakarta. moo may jël si. benn jakarta moo may jël si. mu génn. patronam bi topp ay tànkam. ana deuxième masseuse bi boobu. fa la ko bàyyi génn. ah moom mu njëkk a génn bàyyi fa. personne bi kenn tuddul ba léegi. bi mu demee nag. patronam bi génn. topp ko. gis benn 4x4 bu ñuul taxaw. du jakarta. te loolu après supposé viol bi la. guddi googu la. te waxul patron bi dara. déedéet. dégg nga loolu alaaj bu baax. xale boobu taxaw fa nag. jël si ko. mooy Sidi Ahmed. mu dem moom sël. mu yóbbu ko. bàyyi fa ka mu nekkoon noonu ca saal ba. ci kanamu gendarme yi. Sidi Ahmed nee nañ ko yow guddi googu noo def ba yegg fa. waaw. ak couvre-feu. mu ne couvre-feu. mu ne benn médecin. moo ñu jël si. 4x4 bi kon médecin bi daa toogoon ci biir kon yor kartam pour ñu mën di dox wa ilaa oto leen topp en tout cas nee na médecin moo leen fa jël si. médecin moo leen rawale ci couvre-feu bi. médecin bi CTO la ne. ah. yëf yaa ngay leer. ñu ne ko waaw. yow xale bu toll ni yow. foo xamee médecin. mu ne leen benn avocat ma booleeg moom. 4. avocat bu jigéen. moo ñu ko boole mu jël si ñu. avocat bu jigéen bi moo boole médecin bi pour mu jël si ma man booy bi. ma doxal ma nekk linki diggante gel bi ak médecin bi. ma dawal wata bi pour jëli ndaw si ci salle de massage bi ki doon massé Sonko. ki doon massé Sonko nekkoon ci biir salle ba ak keneen ku jigéen ku mu làkk ni ko bu ñëwee dafa nand tema bu mu xam ni yow xammee nga ko sax. ñu doxal. yaa ngi may dégg alaaj. waaye alaaj bu baax yaa ngi may déglu. léegi nag. man damaa nooyeeti. wuyu ma dem nañ. Siré yaa ngi may dégg. da nga jëm kër docteur. rëppatal da nga jëm kër docteur. nii dañuy yàpp defi naan xale ba pare di dem kër docteur. nii dañuy defi prélèvement. ñu ngi dem kër docteur. ok bi ñu yeggee. bañ demee kër docteur. docteur xool gone gi. waaye kër docteur. ak gendarmerie. yenn ci boroomi xam-xam nee nañ. na leen réew mi félicité. kër docteur. defuñu luy nuru tappale.
àttekatu gendarmerie. section de recherche. defuñ luy niroog tappale. xamuñu ko bu dee complot daa am it ñooñu nañ leen ci génne. xamuñu ko. déggoo ma de. waaw. maa ngi lay dégg bu baax. lan la gone gi def ba mbir mi amee. dem ci 4x4 bi woo na ko ne ko gaawal pare naa gaawal jël si ma pare naa ci la ko patron bi waxee ne ko ku lay jël si mu ne borom Jakarta bi moom moo woote. bàyyi fa beneen masters bi mu fa nekk loo moo woote. dégg nga loolu alaaj bu baax. bañ demee ca kër docteur bi lan la wax nee na ko ci kayit gi. liñ bind ci kayit gi. mooy luy xeetoog tëcc. tëcc. waaw. dégg nga nit bu la nuyoo bés la sax. waaw bu bàyyee maanaam jonjoo. waaw da ngay jonjoo amul ci awraam moom. awra ba léegi ay tëcc ak. waaw maanaam yooyu daal ci kaw gàttal. remarqué wuñu ko daal. maanaam sëy. L'examen médical de ce jour sëy gu bees. ne retrouve pas de lésion vulvaire. Au contraire li ñu fi gis mooy waa vulvaire déchirure nee na gisuñu ko luy nuroog ci awrawu gone gi. ak jonjoo maanaam am jonjoo ba mel ni ab gaañu tëcc am na. parce que bu dee viol loolu da nga ko ciy gis. merci bu dul viol sax da nga ko ciy gis. mais bu dee viol nga koy gën a gis parce que fitna gee tax. waaw fitna bu dul viol sax. xam nga li ma la wax. léegi nag la ñu jàpp mooy ñoom jàpp nañ ne dañoo war a def kon test ADN. kon bu mel ni mëniwu feeñu fa. feeñu fa. déglu de laaj dama bëgg nga déglu mu di. waaye yow fi mu ne nii kii est-ce que abuma yeneen nopp ak yeneen xel yu lay déglu sax. dégg nga loolu Siré. nopp nag du déglu de. bàyyi la ñu ne nopp du déglu. réew mi def ñu ne na silence. au contraire. le médecin dit que li mu wax mooy absence totale de lésions déchirure xoolal hyménéale ancienne nee na loolu lañ gis. maanaam jànqoog ndaw gi amatul daal ak ndaw. luy xeetoog ndaw daa newul ca moom. maanaam mos naa sëy waaye nag du sëy gu bees. dem na bu yàgg. waaw ndaw li. loolu la wax waaw mu ne absence totale de lésion déchirure hyménéale ancienne la ñu gis foofu noonu. waaw. mu ne ndawu gone gi. den na bu yàlla. dem na ca 1904. am na ko ne ma silence total am ci mbedd mi. si loolu kenn waxatul. maa ngi soo studio bi ni mu neexee. aju du fëgg maxtu de ni nga daan def nii. aju wu ko. dégg nga loolu. waaw. Pape Beye tey ñun taluñu anniversaire xaaral tuuti. non tey amul dédicace amul anniversaire. amul anniversaire. médecin bi Alfousseyni Gaye la tudd gynécologue la. mooy ko xool xale bi. merci. loolu alaaji nag wuy ma woon yàlla. xaaral ma defar waaw. jëlee sama kàttan gi sa oto billahi may naa la ko sa addiyee moom. lii mooy investigation bu caaxaan baaxul. Ndeye Khadimé. mooy borom salon masseuse bi. waaw. madame Tall mooy borom salon de couture bi. dafa aji Sarr dafa daan dóor waar. di ñëw di massé madame la masseuse propriétaire mosu ko xam. kon moom ci tailleur ba muy métier am da doon xar matt ci salle de massage bi. voilà fee lay dem bu guddee mu. kon fa muy liggéeyam muy atelier tailleur ba kon. merci. kon fii dafa doon rek xar matt. dégg nga loolu Alaaji. waaw. ñu remonté. waa léegi ñu ne mbir mi yëpp boo ko dajalee. 16 heures de temps la. fukki waxtu ak juróom-benn. te gone gi bu dee dañu koo siif ba ñaari fan. awraam yi mën nay tëf tëfi. tàng miti. dëgg de. ñu ne lépp 16 heures de temps la moins de 24 heures lii la médecin bi wax. waaw léegi nag Alaaji. gendarme yi teg ñoom li leen def
kayit yeeg yëpp lii la ñu bind waa kër docteur lii la ñu bind daal di joxe waa laaj bi nag mooy xale bi moom dafa bind plainte ñu xuus ba démb siré procureur ne man léegi ala xam laay topp maanaam x kuy x xale bi non te yow xale bu jigéen bi Ousmane Sonko xale bi bind plainte bi ñu gis le 2 Ousmane Sonko la ci bind waaw menace ay yoon répétitive ak arme waaw man dama ne le maître des poursuites kii toppee barki démb am na ay journaux sax yu ko bind tey ne léegi ala xam lay topp léegi première question bi séré ala détail wér-gu-yaram gi loolu la de mais wér-gu-yaram bi précisé na ci 16 heures yooyu xale bi def na ci ay rapport sexuel wala defu ko ci déggoo li ñu la wax non 16 ci 16 heures yooyu noonu c'est de temps de durée procédure bi précisé na parce que mun nga non dafa ne prélèvement yi comme que dem nañ ba di ko tudd alaaj kon dañ faa séenul ab mu niw waaw mën nga bañ a simé mais gynécologue bi mën na xool ndax yow ci heure yi ñu génn non nee na kanam gi jonjoowul benn yoon lu dul jonjoogu njëkk gay firndeel ni amatul ndaw donc heure yooyu heure yi suivre muy xool yëpp préciser na ni heure yooyu xale bi sëyu ci simeer gars yi dañoo ñëw mënut a sëy parce que ka ma doon maasukaay ba ñaara fan au-delà foofu mun na sëy feneen aussi maa ngi déglu de Aba waa Aba la waaw Aba la waaw Aba waaw yow moomu waaye yow sax foofu garaawul dañ ne la bu ñu wax sama oto la dugg barki démb ñu wax ak beneen kilifa waaw muy waaw moom yaayu Adji Sarr bëggul garaawul kii garaawul bàyyil noonu ci info yi la bokk xam nga ci leneen yow vraie investigation nga def waaw garaawul yooyu côté boobu comme que ñoom nangu ñu wax ñun duñu leen ko wax loo alaaji waaw bu ñu jëlee décision wax nag ñu daal di doxal du noonu waaw ñu ngi leen di xaar daal waaw léegi ana foo ne nii voilà man maa ngi ci fi nga xam mooy échangeur bu Sacré-Cœur 3 waaw acca bisimilah Voilà, merci beaucoup. L'actualité du trafic urbain se poursuit sur Zik FM 89.7. Jaax nañ sànq rek boulangerie jaune ak boobule entre Cité Keur Gorgui il y a quelques ralentissements pour véhicules yu bëgg a progresser wutali cours privé Sacré-Cœur daal di sax jaare foofule wutali avenue Bourguiba génne Score Liberté là-bas xaw nga xaw a patienté bañ fa bàyyee ko sànqale fii nag si échangeur bi quelques ralentissements seulement sont à noter ci rond-point yi nga xam ne ñoo seq bi la échangeur fekk da nga bàyyi ko di côté de Wakam maa nga transité jaare ko ci ancienne piste exfilée c'est pas très compliqué même si di nga ralentir tuuti ci ko échangeur bi aussi pas trop de soucis tant que rek jaax nañ échangeur beneen bu nekk foofu la à l'entrée de la Cité Keur Gorgui foofu la aussi pas trop de complications aussi c'est dégagé yéen ñi wàcce échangeur bi mën ngeen progresser tranquille wutal échangeur bu nekk fële du côté de Seydou Nourou Tall foofu la aussi des ralentissements bañ fa bàyyi ko sànq rawatina tey bàyyi ko booru école de police ak tey bàyyi ko fi nga xam moom mooy corniche ba ñu bàyyi ko ci deux fois Mermoz ñooy transit par là mais il y a des ralentissements ci axe bàyyi ko foofu la maanaam fi nga xam mooy relève de Wakam jëm du côté de l'université des lenteurs sont à signaler ci yooyu le trajet et l'âge. jaajëf waay pib waa pib kon ate sama waa jàngi noonu de. noonu de Malaysia. defal ma kaasu café foofu. xaaral ma yokkal la ci meew Gloria bokk. de. man way naa laay yoo de dem nga bay ma man way naa laay. aca cadeau yi tamit nag ci Saint-Valentin bi aca Mantulaay del lim nag lim cadeau yi cadeau Saint-Valentin bi cadeau yi kat dañ koy maye tey balaa ñu fiy jóg tey moom dinañ may yëpp ci ay cadeau ci émission Teuss daañu leen may 5 par 350 millilitres fois 12 ci OCO benn coffret parfum Love Me benn coffret parfum plaisir bu Omtech cosmétique daañu maye benn pack lait de corps U Perfect bu Uniparco daañu maye benn pack maquillage bu Cosmakeup daañu maye benn soin du visage VIP hair moo ko maye bu Ndey Kumba benn pack cuuraay bu boutique olfactif bu Tabou Racine daañu maye benn carton huile J'adore ak ABC compagnie bu Aziz Ndiaye ci jamonoy Saint-Valentin dañu nekk ci weeru mbëggeel la ñu nekk kon nag ki nga xam ne moom moo di Zik FM dina leen may ay rechargement crédit free calpe bi lay sargal dina leen may ay pack d'eau CO ndox bi nga xam ne moom oyof te neex ay smartphone ak Xuma et frère Grand Yoff Fadiano ak église Jean Paul dina leen may ay coffret parfum Love Me
parfum bi nga xam ni it bu mbëggeel la homme te cosmétique di ko andi ay gamme de corps yoo xam ni Eau Perfect moo leen koy may bu Uniparco ay pack huile j'adore mi ñu taamu ay bague en or yoo xam ni bijouterie la solution Islam 2 ñoo leen koy may ak seen showroom bu yees bi nga xam ni ubbi nañ ko Pikine ak arrivage bu yees ay coffret maquillage ak cosmé këpp mi nga xam ni moo yokk seen taar daañu leen may ay coffret cuuraay ak olfactif by Tabou Racine studio de création de senteur la ak ay version yees yoo xam ni ay cuuraay sarxatan ay goowe ay digijee ay gongo ak ay huile corporelle yoo xam ni dañ ko méngale ak jamono ma ngoo fii ci kanam ñu may leen loo yëpp incha allah waaw acca léegi nag yónnee leen ci suñu numéro WhatsApp bi nag maanaam ay histoire d'amour yoo leen dund bu leen neexee tam ngeen woote de waaw ñu bëgg a wax si affaire Sonko bi ñu wax ñu bëgg a wax tam ci affaire mbëggeel tamit pour am cadeau noo koy def audio ci numéro boobu noonu non histoire d'amour bi nga dund wala woote wala ngeen woote direct rek ci 88 628 89 90 fii fin émission waaw acca Siré waaw sëñ Ahmed ñoo ngi ziar nga ne lan nga xalaat ne moo indi maanaam diviser exno te ñu porte plainte nit mun a jàng nekk ci réew mi di Ousmane Sonko loolu ma jàpp moom lañ plainte kay waaw xam nga en réalité waaw soo ko dee jàngat ba ci biir dafay mel ni nguur gi en réalité objectif premier ñiy fexeel Ousmane Sonko président Ousmane Sonko seen objectif premier lu tëj Ousmane Sonko mais yàq deram la bon d'abord benn tilimal deram deuxièmement takk buum ci tànk bi te dinaa leen expliquer un peu procédé boobu bu fekkee da ngay def complot ak nit plan d'action bi nan nga koy mën a dérouler su ngeen xoolee bu baax dañu njëkkoon a wax ni président Ousmane Sonko gendarmerie moo koy déglu section de recherche te gendarmerie bu la dee déglu c'est sur la base d'une plainte te bu lay déglu ci plainte objet plainte bi rek la lay déglu mais du la déglu ci au-delà de objet plainte bi li ñu bind ci plainte bi rek ci loolu rek la lay déglu waaw te li ñu bind ci plainte bi mooy viol mais nag gars yi bi ñu càmbarlee comme mbiru complot la da ngay gis ni bu ñu demee section de recherche gendarmerie déglu les parties dana gis ni fii affaire viol amu ci kon donc dossier bi dafay clos day jeex dootuñu ko sax waxati dafa mel ni ñi nekk ci ginnaaw kii bi nag bëgguñu dossier bi jeex loolu moo waral benn instant ñu dessaisir gendarmerie dugal procureur de la République directement nga xam ne léegi dootul gendarmerie moo koy déglu mais maintenant léegi procureur mooy ubbi enquête jël affaire bi ci moom léegi pour revenir ci li nga ma laaj xam nga plainte bi dañ ko adressé nommément ku tudd Ousmane Sonko donc normalement procureur daf ko war a woo moom Ousmane Sonko mais li lay wan ni dafay ubbi enquête contre X moo lay expliquer ni Ousmane Sonko maîtriser tegul agenda maanaam moom léegi emploi du temps mi ngi ci loxoy justice parce que suñu ubbee enquête fii ba fukki at yow da nga war a nekk à la disposition justice heure bu la justice soxla ci cadre affaire bi mën nañ laa woo nga ñëw wuy si loolu mooy takk buum bi c'est-à-dire que ëllëg tey jii Ousmane Sonko bu waree bëgg a dem doxi daram sax ñu ni suba la koy dem doxi ñu xam ko procureur mën na ko woo suba soos te su ko woowee dafa war a bàyyi li muy def ñëw wuy si parce que yoon moo ëpp doole li muy def kon donc moom fii ba 2024 maîtriser tul agenda mais justice mooy maîtriser agenda loolu mooy takk buum bi baneen bi mais mën na nekk plan bu échoué aussi mu nekk échoué baneen bi baneen bi mooy tilimal der xam nga régime bi ñu nekk nii le président de la République son excellence Macky Sall dafa nekk kilifa goo xam ni ci prise de décision dafa nekk kilifa kuy jëfandikoo lu ñuy tuddee sondage maanaam sondage bokk na ci bëri yoo xam ne ci lay sukkandikoo léeg-léeg pour di mën na jël yenn décisions yi en termes de gouvernance et de politique publique dafa am ay sondage yu génn donc mën naa bañ a wax tur si ñi ko génne mais palais bi day def sondage mais aussi yeneen dëkk étranger yoo xam ni dañuy jëflante ak ñoom dañuy def ay sondage léegi sondage boobu dafa wax ni Covid bi dafa nar a nërmeel économie Sénégal dina ko sonal trop ba nga xam ni
conséquence am mooy dafay nar a am ay trouble social parce que conjoncture bi dëkk bi dana métti ba nga xam ne nit ñi dañuy am ras-le-bol. te ras-le-bol boobu buy tomb ci pic bi ci cëppaandoo gi dañuy nekk ci 2024. kon mu tudd sax ras-le-bol général boobu généralisé. dafa nar a profité ak président Ousmane Sonko bu ñu tollee ci 2024. donc léegi sondage yi joxe ni fi mu toll nii président Ousmane Sonko dafa nekk ci benn pole position léegi nag président Ousmane Sonko dafa am ñaari mbir yu ko topp ñoo xam ni. dañuy liggéey pour moom mu bañ a nekk président de la République benn bi c'est extérieur. benn bi c'est intérieur. extérieur bi ki ci jiitu moom mooy France parce que Ousmane Sonko dafa mës a wax président Ousmane Sonko dafa mës a wax ni moom bis bu jëlee réewu Sénégal acte bi muy njëkk a posé mooy génn ci franc CFA. or pour France nag nga rey leen. ñu dee nañu yemale affaire franc CFA bi. d'ailleurs Édouard Balladur daan na wax ni. la question du franc CFA. ce n'est pas une question technique mais c'est une question politique. léegi nag France dafa mel ni heure boo ko déclaré guerre rek mooy nga tudd franc CFA bi. donc ñoom président Ousmane Sonko daf leen a déclaré guerre donc ñoom tamit du point de vue géostratégique. et c'est tout à fait normal ku nekk da ngay défendre sa intérêt. donc du point de vue géostratégique ñoom amuñu intérêt ku mel ni président Sonko ñëw falu fii ci Sénégal mais du point de vue intérieur le président Macky Sall aussi non pas moom individuellement. mais njabootam wala entourage am ku mel ni président Sonko bu ñëwee. jël réew mi ak moom fu mu jaar ak moom personnellement. ba dàq ko fonction publique ak fu mu jaar ak moom ci politique. mën nañu am chasse aux sorcières donc da ngay gis dafa am ñaari intérêt extérieur ak intérieur bu bëgg a coaliser. def tout ba président Ousmane Sonko bañ a ñëw ci kii bi peut-être lu tax loolu analyse boobu di fondé. enquête yi aussi dafa wane sondage d'opinion bi. dafa wane ni ci carte électorale bi ñi nga xam ne buñ la votelee yaay gagné élection yi. ñooñu bokkuñu ci benn parti politique. en réalité waaw. dafa am ñoo xam ne dañu bokk ci parti mais askan bi nga xam ne bokkuñu ci benn parti. électeurs yi ñoom ay électeurs citoyens nañ bu jour élection jotee dañuy sangu ba sot jël seen carte dem. voter selon leur intime conviction ñibbiwaat seen kër boolewuñ ci dara ñooñu ñoo ëpp ñi nga xam ni ñooy daw di yuuxu ci parti politique yi. te ñooñu ñooy basculer élection. léegi nag ci ñooñu tamit dañuy sondage bi dafa révélé ni temps yii yëpp ñooñu dañu commencé di bàyyi xel président Ousmane Sonko. parce que idée yi muy wax dafa commencé di dugg ci seen xel xam nga lu tax. Ousmane Sonko profilam dafay yee ci askanu sénégalais ak africains yi. ñi ñuy tuddee les perdus des indépendances maanaam mooy Patrice Lumumba bu nekkoon RD Congo mooy Thomas Sankara bi nekkoon Burkina Faso waaw mooy Oumi Ndiobé bi nekkoon Cameroun ba ci Mamadou Dia bi nekkoon Sénégal ça veut dire que askan bi fi ñu toll nii dañu soxla non plus alternance mais ay alternative dañoo bëgg ay doxalin bu bees pas nit yu bees voilà ay nit ñu bees ay doxalin yu bees ba ñu yem ci ay nit yu bees kese quoi. très bien non seulement opinion bi lu mu révélé mooy sénégalais yi dañoo soif ci changement te changement boobu ñu ngi koy xaar ci ay gis-gis yu bees ci ay nit ñu bees ci ay doxalin yu bees léegi nag groupe boobu nga xam ni ñoom ku ñu votel nga gagné dañu commencé bàyyi xel président Ousmane Sonko léegi foofu lay daaneele rek léegi nag groupe boobu dafa mel ni kon Ousmane Sonko jéemal nañ ko defal lépp pour mën ko daaneel sur le plan politique mënuñu ko daaneel léegi nag ñu ni xaaral ñu xool beneen parti buñ ko mën a daaneele parce que groupe boobu ce sont des gens d'un certain âge duñu ay xale te ñooñu en général affaire u mbërs muy affaire u viol muy affaire u sàcc muy affaire góor jigéen suñ la ko xosee ba tuumaal ba sa deret ñooñu dañ lay dumoo yi donc jeu bi yëpp dafa mel ni dañu war a bëgg a jël ñooñu nga xam ne bu ñu basculer Ousmane Sonko mën na am résultat yu baax ñu yàq der Ousmane Sonko ba ñooñu duwee parce que ñooñu effectivement li Ousmane Sonko di wax intéressé na leen mais wóolooguñu Ousmane Sonko loolu mooy problème léegi nag bu lii duggee très bien xel nga jaxasoo très bien parce que comme Ousmane Sonko li mu leen di wax mi ngi raisonné seen bopp mais wóoluwuñu booy bi léegi bu ñu ñëwee tuumaal ko affaire xam nga gor boo ko bëggee rey
doo ko tëj kaso mais danga koy tuumaal lu mu deful ci wàllu sàcc ak ci wàllu viol. ak ci lu mu deful waaw danga koy tuumaal lu mu deful waxuma ni Ousmane Sonko def na wala deful. waaw mais gor su du tëj kaso pour affaire politique. moo koy rey. li koy mën a rey mooy nga jiiñ ko sàcc te sàccul nga jiiñ ko viol te violé wul. nga jiiñ ko affaire góor jigéen te nekk ko loolu da koy kii bi donc nag léegi Ousmane Sonko comme jéem nañ fekke yëpp politique mënul jàll. léegi dañuy génn champ politique dugg ci champ mœurs parce que dañ ko bëgg a dumbayoloo ñoo xam ni bis bu ñu basculer ci Ousmane Sonko rek réew mi. d'accord. changement yu profond am. macha allah wax ji moom wax ji sax moom li ci ñu bëree Siré jàpp xam nga mooy lan. bi nga ne waxuma ne deful. su doon da ngay far da ngay taxaw rek ci non deful complot loolu mooy waxu militant. mais da nga ne waxuma ne Ousmane Sonko deful. donc def rek def ñàkk def wóoru ko. voilà mais bu dee nag dafa def. mag ñooñu nga xam ne dañu koo jàppoon ndax xalaat ci moom loxo ba set ak yooyu dañu koy dumóoyu. ndax gor bu ñu la tuumaalee sàcc góor jigéen wàllum viol. mari d'Italie. ok. dégg ah. mayel cadeau yi. mayel cadeau yi ñun fenn. mayel cadeau yi 88 628 da ngeen dañ may nettal histoire yu neex de suñu xol yi xaw a giif tuuti xaw a fiix. ñu door a maye cadeau. ku ñu nettal histoire bu gàtt rek une minute rek. déedéet une minute dafa bëri de 30 secondes. 30 secondes waaw kon 30 secondes rek wala 25 secondes. téléphone bi dafa am télescopage. waaw kay. dafa am bëkkante. donc nag gàtt rek parce que cadeau yi tamit 5 cadeau la xaw ma 6 rapidement rek chimère par 20 secondes rek ñu jël ay nit. rapidement may leen. allo. salaamaaleykum. xam-xam daal mooy dëgg. ah mooy yow. nee na sàkku ko day alaaji dem ba Chine sax dagan na ca. waaw xam-xam day caaxaan. allo. allo. macha allah. macha allah. Babacar Sadikh Diop. xeer yi fanate la. waaye si yal na yàlla fay waay. amiin amiin. 88 7 cadeau la. 88 628 89 90 nga daal di nag bés daal di dugg nag ci émission bi. waaw 88 woote leen gaaw. 88. 88 628 89 90 ngeen def 1 628 28 28 ngeen def 1. gaaw leen léegi ñu may leen cadeau yi. ñoom Abidjan ca Italie ña nga ca mbedd ma. 88 628 89 90. nga daal di nag bés. mën na nag ñu may la cadeau. bu ñuy daaneel nag. bu ko defee ñu ñëw nag ngeen wax ku ci nekk lan nga xalaat ci actualité tey bi ak ni ñu ko faram-fàccee. Jili maa ngi lay siyaar Jili Mbaye allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def. jàmm rek kay. acca cadeau. cadeau. cadeau nga bëgg. waaw. am nga jëkkër. bon déedéet fiancé la. déedéet. fiancé. xam na si cadeau yi pour. waaw jox ko kii ko waaje da koy waaje takk nee na. takk bu ko nag déedéet cadeau yi moom pour mbëggeel gi la nag. waaw mais moom nee na da ko kii. waaw. déet mais may ko cadeau. dañ koy bëgg a takk. doo ko may cadeau. ma xool takk bu ñu ko nag. yow papa waaw kon nañ ko jox 5 par ndox mu seddal xolam nu mu tudd. noo tudd. Seydou. allo. Ayda jox ñu sa numéro téléphone ñaata la man laay bindal. yaay joxe cadeau yi di allo. allo. 77. waaw. 77 028. 77 028. 68 36. 30. 68. 36. dégguma de. 68. 68. 36. 36. waxaatal numéro ma dégg. 77. waaw. 028. 028 waaw. 68. 36. 10. ok d'accord. Aïda naka la tudd. Aïda nan. allo. allo. dem na. allo. salaamaaleykum. allo. acca woote leen. allo.
Serigne Ablaye Niang maa ngi lay siyaar di nuyu wér Niang Baalo. 88 628 89 90 wax leen ni fii ak suba incha allah ba dimanche dañuy dund Saint-Valentin love show la ñuy amal 21h30 samedi ak Wally Ballago Seck sur Sen TV lay doon laataa loolu nag Sen TV boobu ba tey day may ay cadeau jaaro or sax mën ngeen ko cee am. allo. woote leen acca. allo. waaw salaamaaleykum kooku. maaleykum salaam. kooku. man la Awa Guèye. waaw loo bëgg cadeau. waaw cadeau laa bëgg de. waaw acca waxal. loolu leen ma jox. allo. Mariela. allo. allo. oui allo maa ngi lay dégg bu baax. waaw noo tudd. Awa Guèye ñëw. Awa Guèye ñaaw. acca waxal sa numéro gaaw. 77. 965. 965. 91. 91. 85. acca 85. Mantula dina la woo incha allah rabbi ñu lay gërëm te la sant. jërëjëf. allo. 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 allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. Jibril Mbaye Atepa maa ngi lay nuyu sëñ bi na nga def waay. waaw sant baax. sama sëriñ. waaw kay waay sama sëriñ ziar naa la. delloo ziar kooku. tey am naa mbégte lool dégg sama kilifa. ndeysaan jaajëf. ndax démb rek maa ngi seetaan benn vidéo sama sëriñ boobu njaayeen bi. ci Facebook waaye macha allah après waaye laajam bi laa amul ba léegi ay tonto. dëgg la jaajëf macha allah. xanaa madame nga bëggal cadeau yi. waaw. ayca yow moom dañ koy may benn pack maquillage cosmétique ba ci waxal tur bi. waxal sa tur. maa ngi tudd Chérif Diallo. Chérif Diallo. waaw. numéro. 77. 680. 680. 10. 10. 19. 19 ayca. waaw. merci beaucoup jërëjëf. sëriñ bi ziar nañ la. jërëjëf waay jërëjëf kontaan nañu merci beaucoup. alaaji nag seen jotaay ginnaaw suba Amintaloo. Amintaloo jëng nag la ñu invité. incha allah seen jotaay bi di ñëw koy beneen affaire la. allo. allo. salaamaaleykum. aw kër moo dugg nii xam ci ah. waa acca. yow moom pack lait de corps bi laa lay may nga defar sa teint noo tudd. Adama Mbengue. Adama Mbengue. Adama Mbengue sa numéro lan la. 77. waaw. 021. 021. 23. 23. 12. waaw bëgg naa jërëjëf waaw jaajëf. bëgg naa leen bu baax. waaw kontaan nañu. sëñ bi nag cadeau yi nag yàquñu émission bi de cadeau yi mooy indi xaalis bi ba tax ñu toog fi de ñi ay sponsor lañ nag voilà. Expresso ñu ngi leen di nuyu baax ak Jolof Chicken daal day dellu si waat allo. allo. benn descente. Jolof Chicken rek laa bëgg nag. allo. allo ak lekk allo. boobu sponsor dama ko bëgg allo. jëlal sa benn cadeau bi te may ma yeggale man. allo waay. ku bëgg cadeau waay allo. waay allo waay. ayca. pak cuuraay baa ngi fi de demagul de. nee nañ kii de nee na. ay dëgg yoo xam ne dañ ko méngaleeg jamono. ñu wootee dañuy jot orange. ba pare huile j'adore bi joxee guñ ko de. ah bon ah déedéet. waa léegi. gaaw leen woote leen gaaw. waa léegi alaaji. lu tax ñu ne ci kër gi moom cadeau yi ñuy joxe duñ ci am. duñ ci am waay allo. loolu mooy. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen def. noo def sëñ bi. ça va alhamdulilah man dama bëggoon wax ci mooy li ngeen doon di wax léegi ci wàllu Sonko. waaw dinañ ci ñëw léegi dañuy écouler cadeau yi rek ñëwaat ci léegi incha allah moo tax ñuy gaawantu ni dégg damay téye ligne bi wala. ayca bàyyi ñu demal rek keneen dugg après ñu nga ñëwaat ci léegi dégg allo. waaw kon ayca ku bëgg ci cadeau yi gaawal 88 628 89 90 ngeen bës 1 628 28 28 ngeen bës 1 ayca allo. waaw man waaw man li ma amoon lu may wax rek damay wax pour Sonko. waaw dinañ ci ñëw sëñ bi cadeau yi lañ nekk nii. non cadeau. waaw acca allo 88 628 89 90. ayca des benn. dese nañ 1 2 3 4 lañ joxe gum dese na 3 ayca allo. allo salaamaaleykum. allo. allo. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo. allo oui asalaamaaleykum soxna si noo def. waaw maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm. ci jàmm. tur bi naka la. allo. waaw ma ni tur bi naka la. waaw tur bi dama ko bëggoon lépp.
waaw après nga woote waat incha allah 88. wala bëggoo cadeau. 628 89 90. ayca chimère ñu jël keneen. ku bëgg ci cadeau yi ayca allo. 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 KFC tam dinañ ñëw sponsor pour 1 mois. waaw kay. ginaar yaa ngi noonu. allo. allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. Ahmed kontaan naa macha allah. soxna si noo tudd. Adama Samba Diouf laa tudd. Adama Samba Diouf. waaw ban tur. ban numéro. 77. waaw. 574. 574 waaw. 90. waaw 90. 61. 61. waaw. waaw yow moom ma xool bàyyi ma may la rek benn soin visage. yow loo ci def baax na ndax tey laa am 21 ans de mariage. sama anniversaire. muy yéen yaa ngi monsieur ànd leen ca Ndeye Kumba VIP. sama tamit di anniversaire tey. doy na yow kay. allo waaw kay chimère. allo. chimère des na pak cuuraay be carton huile j'adore bi huile j'adore bi nag benn ku am ñaari jabar wala ñetti jabar laa ko bëgg. allo. kii nee na numéro bi lan la ci cadeau yi acca 88 628 89 90 ngeen bës 1 allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. acca jox ko cadeau. acca tur bi naka la sëñ bi. Djibi Dieng. waaw jox ko. Djibi Dieng waaw numéro. joxal sa numéro. 77. 793. 00. 89. waaye moom jox naa la pak cuuraay bi. allo. ayca ñëw leen. 88 628 89 90. waaw benn cadeau rek moo ñu dese mooy carton huile j'adore. voilà Zik FM nag ñu ngi koy am ci Thiès ci 92.3 wala 94.6 allo. wala ca Kaolack 95. allo salaamaaleykum. Tambacounda 90.6 Saint-Louis 92.4 Ziguinchor 88.0 Matam léegi mu ñëw allo. allo sëñ bi noo def. jox ko cadeau. noo tudd. man tuuti cadeau yi xaritu. acca 88 628 89 90 ñu bës 1. acca benn moo des rek acca. allo. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. jaajëf tur bi naka la sëñ bi. man nag bu doon sama sago damay leb sama tur. waaw kon nga woote waat ci kanam dégg nga ñu nekk ci cadeau gi ba ci kanam. 88 628 89 90 88 628 89 90 ñu bës 1 628 28 28 ñu bës. allo. acca benn des nag mooy huile j'adore bi nag acca fàttaliwaat nag suñuy fréquence ca Kaolack 95.4 Tambacounda 90.6 allo. ca Saint-Louis 92.4 Ziguinchor 88.0 allo. Matam nag léegi mu dikk ci 90.4 allo. donc benn pack dong moom moo ñu dese benn cadeau muy huile j'adore bi en attendant jàppale ni Saint-Valentin bi ci Sen TV dund leen ko. huile j'adore boobu de mënoon ngeen ma koo may. dañuy maye ay crédit fruits. ay calpe bi lay sagal ay pack au CO ndox bi oyof te neex. smartphone ak Kouma et frère Grand Yoff côté église Jean Paul. allo. coffret parfum Love Me dañ koy may aussi Zik FM. allo waaleykum rahmatulah. waaleykum salaam. sëñ bi noo def. ñu ngi sant bu baax. tur bi naka la. ñu lay ziar Daouda Diaw. may ko ci huile j'adore. Mantulaay maa ngi lay déggee bu baax. maa ngi lay dégg numéro bi ñaata la. ñu déggee Mamadou Mansour Diop. macha allah waaw numéro bi ñaata la sëñ bi. c'est 77. 77. waaw. 77. 356. 356. waaw 50. 50. 92. 92. waaw ayca may nan la pak huile j'adore bi jaajëf merci beaucoup ñu woote woon ñëpp. aywa ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ñu leen di jaajëfal ñoom ñëpp ci woote bi mu ngoog. wax leen ni Saint-Valentin bi day wéy ndax Zik FM dina maye jaaro or dina may coffret maquillage dina maye ay coffret cuuraay incha allah fii ak weekend bi yëpp suba nag Wally Ballago Seck le 21h30 incha allah ay woyu mbëggeel. jeex na ay woyu mbëggeel la kooku day alaaji moom. mbëggeel kay. de 7 à 77 ans la alaaji. aywa deuxième phase woote baa ngi noonu nag fi mu nekk nii am ngeen 15 minutes 88 628 89 90 alaaji ñi nga xam ne nag maanaam dañoo bëggoon a wax daal ci l'affaire Sonko acca antenne baa ngi noonu ubbi nañ ko cadeau yi nag moom joxe nañ ko moom fi mu nekk nii liñ naan daal joindre l'utile à l'agréable allo
waaw fi mu nekk nii daal alaaji nag mbégte mi daal ak farata geeg yëpp daal ñooy ànd waaw lii daal mooy yëfu nag Zik FM de rajo Kado. d'ailleurs noonu sax moom sa waay moom mooy. waaw mooy bàkk bi allo. rajo Kado ngi nii allo. allo. 88 600. rajo Paradise Foyre. RPF Kolda 96.5 alaaj ñooñu foofu la ñuy amee. waaw kay. waaw Kolda moom foofu la ñuy amee. waaw El Hadj Ndiaye la grand photographe. grand Elou Faye RTS waaw kay. Aliou Guèye allo. Siré Dia neen kontaan nañ ci yow. mais d'ailleurs sax Ahmed. waaw dama la bëggoon ñaan. waaw avant ñuy ubbi antenne bi. waaw aywa ku dugg rek Sumer jox ñu continuer allo temps bee ñu xaw a xoj allo. parce que président Ousmane Sonko. waaw dafa commettre imprudence yu bari. xam nga boo nekkee ci politique. waaw ci niveau bu mu toll nii. waaw li ko dal ci affaire salon bi. du faute mais imprudence la. maintenant soo defee imprudence. dafa xaw a sàggan. waaw ba ñu jàppale ci sa jàkk sàggan boobu. day wëlbati ku nekk erreur. te en politique toutes les erreurs se payent cash. président Ousmane Sonko. imprudence bi mu njëkk a def. waaw mooy moom xamaloon nañ ko. waaw ne ko gars yi ñu ngi lay fexeel ci salon de massage boobu ngay dem. kon waxoon nañ ko joxoon na information parce que li particulier ci président Ousmane Sonko mooy dafa infiltrer régime mu président Macky Sall ni Macky Sall infiltré woon régime mu président Ablaye Wade. ça veut dafa am ñu nekk ci biir système mu régime bi. di informer Ousmane Sonko. nit ñi dañoo foogoon ne ay inspecteur dong la non léegi dafa gis nga Ablaye Wade président Ablaye Wade. li ko daaneel. yokk na ci lu bëri loo xam ni dafa amoon ñoo xam ni ngi woon biir PDS. mais il jouait aussi le jeu du président Macky Sall. noonu ko président Macky Sall amoon noonu la ko Ousmane Sonko amee ba tax ne moom amoon na information bi que ñu koy donc loolu mooy imprudence léegi imprudence bi mu def. dafa indi ñaar ba ñetti lecture. waaw première lecture bi mooy. dafa def Ousmane Sonko li ko daal bi muy def communiqué loolu communication de crise la. moo tax gis nga boo nekkee leader politique. nga dem ba ci benn niveau bi. tu dois te faire entourer par ce qu'on appelle des cabinets ou des spécialistes. parce que ñun suñu politique gu Sénégal yi. dañuy jàpp ni ñi far ak ñoom rek ñoo leen di wër te ñooñu ci rapport taalibe sëriñ ne ñu nekk. donc yow am na fooy toll ci ci politique comme kii bi. yow da nga war a am ñu lay accompagner ñoo xam ni pas forcément dañu war a ànd ak yow. mais ñoom dañ lay indil technique maanaam dañ lay indil compétence. communication de crise. très bien non communication ça dama la bëgg a wax ni tey Ousmane Sonko peut-être que président Ousmane Sonko bu amoon conseiller peut-être que erreur yi mu def ci communication bi du ko woon def. te bi dafa am erreur. dafa am erreur yu bëree bëri xam nga lu tax. parce que dañ ko tuumaal benn affaire boo xam ni automatiquement dañ ko dugal ci ce qu'on appelle une communication de crise. léegi nag boo nekkee ci communication de crise timing bi dafa am solo lu bari. boo xoolee bu ñu ko jiiñee dafa toog ñetti fan doog a réagir boo nekkee ci communication de crise ñu jiiñ la du toll noonu yaa ngi ci waruloo toog 3 jours te génnuloo léegi temps boobu mu toog 3 jours boobu ça joue à sa défaveur. beneen problème bi mu am mooy au niveau dans la forme ak dans le fond. président Ousmane Sonko ci communication dafa def ay jumte ci forme bi def ay jumte ci fond bi parce que su ngeen ko xoolaatee bu baax bi muy def conférence de presse. da ngeen di sentir ni kii il n'est pas à l'aise. c'est-à-dire qu'il était sous stress. il était sous pression. il était sous la défensive. léegi sooy def communication de crise da nga war a libérer ce qu'on appelle les ondes négatives. guddi ga précédé muy war a def communication waru woon sax fanaan ci néeg bu am lampe courant électrique dañ lay taalal sondeel nga kii pour parce que yii day dégager onde magnétique. soo xëyee suba li nga war a njëkk a def balaa ngaa wax ak askan bi da ngay dem defi jogging. boo defee jogging très bien nga libérer stress bi évacuer ko yow normalement ci sa jogging ci nga war a jógee ñëw toog directement jàkkaarloo gaay su boobaa da ngay am rythme ci li ngay wax. mais soo nelawee ci lumière bi nga xëy suba évacuer woo stress boobu soo toogee di wax stress bi dafay feeñ surtout que liñ la jiñ dafa rëy mooy affaire mœurs. donc dans la forme foofu la péché dans le fond soo nekkee communication de crise il faut assumer d'abord et se justifier ensuite
Or, président Ousmane Sonko, quand tu fais l'analyse du discours de sa communication, il a inversé les polarités. Il s'est justifié d'abord avant de s'assumer. te askan bi li ñu doon xaar ci loolu. première question bi leen gën a intéressé mooy est-ce que dem na fa wala demu fa. loolu lañ doon njëkk xaar. parce que de cette réponse là ci lay indee yenn analyse yi. moom bu muy tontu nag assumé wul directement ne dem na fa dafa commencé justifié wu affaire ndigg ak yooyu. su boobaa rek feebar il y a un biais communicationnel. day am affaire bu des. donc moo tax ma wax ni bon ci li ma ci mën a waxagum rek moo tax homme politique yi moo xam ku mu ci mënti doon am na ci benn niveau booy toll. sa communication naam ñi nga àndal baax na ñu jegele di la communiquer. mais soo bañee dugg ci yenn guute yi il faut prendre les services mag ñu xelal la te loolu mooy drame président Ousmane Sonko c'est que amul mag ci ginnaawam. te ñàkk a mag ci politique. moo lay dugal ci erreur yi te xam nga loolu la koy justifier. lii tubaab bi naan un crime n'est jamais parfait. président Ousmane Sonko dafa jël ay façon matukaay yoo xam ni du naan ndoxu assemblée du jënd carburant ci station Total yi même buy voyager extérieur sax du enregistrer sac ci sud bi parce que mën nañ ko ci dugalal ay drogue ak yooyu. c'est-à-dire que xoolal yow kuy jël niveau de précaution yooyu yëpp ñëw affaire salon de massage di la daaneel c'est-à-dire que yow salon de massage tuuti normalement loolu war ko woon mën a daaneel vu que moom précaution yu mu jël yëpp. yi gën a graaw yëpp waajal na ko. détail bu sew bi ñëw la dugal te loolu moo lay expliquer ni. staff bi des na. staffam des na Sonko loolu rek mooy catam. dafa ànd ak ay ñi ko faral ak moom. te ñooñu du ñu am souvent recul nécessaire bi. pour wax ko du point de vue yi et que moo tax léegi boo demee bitim réew exemple. politiciens yi à un certain niveau. dañuy recruter ay cabinet conseil. dañuy recruter ay think tank. ñoo leen di xalaatal ñoo leen di bindal loolu ne veut pas dire que ñi nga àndal da nga leen di rejeter non. parce que am na fu ñuy toll ci kii bi dafa laaj benn non seulement technicité. ak benn objectivité. te yow souvent ñi nga faral ñu politique ak yow du ñoom rapport taalibe ak sëriñ la ñu gën a am. que rapport décalage boobu. parce que conseiller boobu il n'est pas dit que dafay faral ak yow moom du bokk sax sa parti. moom vous avez des rapports professionnels. il te gère la communication ou il te conseille en communication. affaire politique yu yoram nekk ci. mais léegi farut ak yow. Siré waaw suñu gisee ne mbër dafa daanu. côté communication stratégie côté politique. nan la comme seen genre cabinet yi. mën a def ba waa ji rebondir am na ñoo xam ne yow dañ fay jaaree bàyyi comme genre ñoom Dominique Strauss-Kahn yi dañuy bàyyi. te pourtant dem nañ ba ci biir. nit ñi xam ne Nafissatou mii. complot am na ca. absolument mais boobu moom bàyyi na. waaw xam nga yu mel noonu su amee ça veut dire que yow en termes de prise d'initiative tu n'es plus le maître du jeu ça veut dire que yow am na yooyu nooy taxawee da ngay gën a dugal sa bopp. maintenant da ngay inverser polarité yi jéem a xool ci sa ki nga jàmbaar lool récupérer ay faayam moom ci erreur am après ci ngay rebondir c'est-à-dire que moom ci dooleem après ci foofu nga koy def. ci même histoire bi leen boole. très bien ngay xool faay yi mu ci am très bien voilà ça veut dire que fi mu toll nii luy mën a sauver waat kii bi nekkatul acte bu Sonko di poser mais erreur bi régime bi di def parce que déjà affaire Sonko indi na affaire yu jeexi jaax moo def ak moo deful loolu yoon moo koy wax mais am na lu ci xel mën a teey ci niñ koy koy même si fondamentalement boo ko xoolee ba ci biir complot soriwu ko. mais est-ce que gisoo ne assemblée dafa précipité lool par rapport ak fi nekk nii yi seen démb ak tey. ki ko yóbbu woon ak ki ko jëli woon ak rapport bi Pape Alé wane démb ak. enquête bi Ahmed def tey. yooyu yëpp boo ko dajalee est-ce que assemblée kon. précipité wul ba yegg jusqu'à ce que. déshonorer suñu ay institutions. parce que ki ñu bëgg a lever immunité parlementaire am. seen collègue la. waaw xam nga tey jii régime bi. lay wax daf cee dem ci niveau boo xam ne mënatul a dellu ginnaaw en fait. parce que su delloo ginnaaw dafay am ce qu'on appelle une défaite symbolique ce sera la première défaite symbolique du régime en place contre le président Ousmane Sonko te défaite symbolique boobu mën na jur après la défaite réelle en 2024 donc nguur gi fi mu toll nii mënatul a reculer moom dafay mën a def maintenant ci biir intervalle bi mën na jéem a changer tactique de jeu te loolu la nguur gi di def nii bañ koo tëj ak yooyu non tactique de jeu yi bañ koo tëj bi bokk na ci non parce que commencement bi ñëpp dañ ñëw noo kii moom sànku na tactique bi moom mooy lan au lieu que procureur di ko woo moom Ousmane Sonko day def plainte contre X voilà tactique bi foofu lay changer mais X est-ce que mënta génne après ci Ousmane Sonko waaw mën na ci le X là waaw mënul génn après ci Ousmane Sonko léegi bu ñu nee X mooy ba ci yow mi
képp koo xam ni procureur yaakaar na ni de manière directe ou indirecte mën nga laale affaire bi mën na laa woo. kon donc X boobu 16 millions de Sénégalais yëpp ñi ngi ci X bi. mais est-ce que guddal procédure bi tamit waralul X bi comme li nga wax sànq. très bien parce que en fait loolu la xam nga président Ousmane Sonko boo xoolee fexeel nañ ko nu ne sur le plan politique mënuñu koo jot. maintenant léegi moom pour mën ko éliminer ci course bi te loolu mooy objectif fondamental donc il faut ñu jéem a génn ci terrain politique dugal ko ci beneen terrain maintenant léegi bu ñu ko dugalee ci terrain mœurs bi léegi bu ñu porter plainte contre X ça veut dire que juge bi am na possibilité fii ba 2024. fii ba après élection bi heure bu ko neexee wala moom mooy li ma leen. mais Siré attends kan mooy X. waaw c'est-à-dire que c'est que ndaw si la dame la fille. moom dafa def porter plainte contre Ousmane Sonko. waaw mais bu ñu nee ba xam ni moom waxul dëgg Sonko a le droit pour porter ko plainte. absolument bu boobaa X procureur boobu lu muy jariñati. waaw non c'est que procureur moom mooy ce qu'on appelle le maître des poursuites. moom amatul kenn ku koy. mais inventé wul justice quand même. waaw d'accord non inventé wul justice mais c'est que li ma bëgg a expliquer mooy. yow mën nañ la porter plainte. ñu cité le nommément. mu ñëw ba ci procureur. procureur non seulement convoqué la mais moom tamit ñu def plainte le ministère de la justice quoi on le dit comme ça. mën na def plainte contre X naam ko yow cité nañ la normalement. parce que mën na am moom aussi il recherche les complices. parce que mbir bi mën na am ni le principal fait. le principal auteur. teg nañ ko loxo mais moom bëggul yem rek ci auteur bi. dafa bëgg a dem aussi ci ñi nga xam ne laale nañ ci ay complices nañ wala ñoom ñoo sooke affaire bi. donc moom comme xamagu leen dafay mettre ci ñoom seen croix kii bi. donc léegi tey jii li mën a sauver président Ousmane Sonko. waaw. moom mooy. 2 minutes. voilà li mën a sauver président Ousmane Sonko. mooy affaire bi. ñu def ce qu'on appelle la requalification juridique des faits ça veut dire que président Ousmane Sonko yoon toppeetu ko procureur toppeetu ko ci tentative de viol et menace de mort mais mu toppee ko ci appel à l'insurrection ou le appel à la rébellion léegi su boobaa dañuy génn affaire u mœurs duggaat nag ci affaire u politique jàmmi futur président Ousmane Sonko mooy mu génnaat ci merci bi mu nekk nii duggaat ci champ naturel am muy affaire politique léegi suñu duggaatee ci affaire politique nag boobu dafay mën a rebondir parce que su boobaa dootul nekk combat wu président Ousmane Sonko rek mais dina nekk combat président Ousmane Sonko mais dina nekk combat wu société civile parce que droits et libertés ni ñuy wax léegi mais dina nekk sax droit et organisation internationale te dina nekk aussi combat boo xam ne ce sera international parce que dañ naan opposant c'est un procès politique. mais tant que ñu ngi ko bàyyi ci affaire mbirum jigéen voilà te naan vie privée am la yëfam la. voilà très bien mais bu ñu duggee ci politique bi nag. voilà day yóbbu il en sort kii bi te léegi comme yow ak éléments yi nga jot a indi nii. donc dafay xaw a mel ni affaire mœurs bi le dossier il est vide. loolu te léegi dossier bu fekkee dafa vide. xam nga normalement bu ñu la yóbboo. ñu xool affaire bi dossier bi vide dafa war a yem. ñu ne viol maintenant léegi nag ci procureur nu mu doxalee dugal X moo dafa mel ni moom bëggul affaire bi yem fi maanaam dañ ko bëgg a taayu ci durée moo tax ñu def X. léegi nag moom mais pétrole bi def nañ X te teel na jeex. waaw moom moo tax da ngay xool rek par exemple dafa des ci procureur parce que procureur moom mooy dogal comprendre boobu dañ naan le temps de la justice n'est pas le temps de la politique ou des autres. léegi donc moom procureur heure bu ko neexee. mën na xëy ubbiwaat dossier boobu mën na la sax woo ne Mansour dama lay entendre. ndax li ngeen wax barki démb ci tës bi kaay leen. wax nga dëgg de waaw mais c'est temps bi moo jeex heure corona day ñëw. kii nee na ma heure corona bi nañ leen ko. il faut nga indi benn leeral dama gis benn waaye ci Facebook léegi mu commencé di wax. ne dama ne fii bi dafa def rapport ci 16 heures yooyu dama koy leeral en tant que jigéen xaw ma nag lan. dama leeral ni waxuma loolu. da nga wax ni médecin bi wax na lii ma ne la ci 16 heures yooyu est-ce que médecin bi leeral na ni xale bu jigéen bi sëy na fi wala sëyu fa su ma laajee loolu sax it en faveur de xale bu jigéen bi la parce que bu dee médecin dafa leeral ni sëyu fa ci heure yooyu noonu complot bi day gën a leer mais su nekkee def na ko benn yoon ci heure boobu mën na lijjanti lañ bët kan la ko defal donc man su may laajuma pour suuxal xale bu jigéen parce que man fii damay faral jigéen ni ban may teg taxe sax de féminisme ma koy nangu donc nag bu ma kenn dugal ci maa wax xale bi wala ma wax xale bi yaa toog fii nag moom boo fi toogee moom say bàyyi seen suñu dem sëy kon ñu ngi lay gërëm di la sant daa mi jeex na 10 heures jot na sant nañ la gërëm nañ tamit waa KFC suñu sponsor bu bees bi ak waa Expresso noonu la madame Dramé merci voilà yàlla na yàlla doon jàmm ci biir réew mi
Siré. waaw ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw wax ji ànd na dal pertinent na ànd naa teggin xam def naan son excellence monsieur le président Macky Sall yi nga waxee même boo juumee ne président Macky Sall sax da ngay reculer waat wax son excellence Ousmane Sonko président Ousmane Sonko rek ngay wax kon ñu ngi lay gërëm di la sant bu wér yar geeg tey gi voilà Alaaji Simer Diop kon mbokk yi moo nekkoon ci xarale gi nag tey moom suñu gan gu mag gaa ngi nii di Siré Si Malick Mantulaay ci bu ndooy lay maxtaan kontaan nañu lool ana kan la dendaloon surtout ku tedd ki borom maam barrière or ba ca Médine bandiage yu bandi xoole Serigne Ahmed Aïdara Karame monsieur le maire de la ville de Guédiawaye di leen jox ko ndig dañee altine incha allah